jërëjëf Alaaji Babacar Fall ñu ngi lay delloo ziar bu baax di nuyu sunu natango yi nekk foofu ca rajo Futur Média naka noonu sunu ay lecteurs auditeurs ak téléspectateurs bu leen fekkee yéen ngi soog a dab dal leen jàmm ci ñaareelu pàcc bi info du matin Alaaji Daouda Mine yegsi na ñu fas yéene waxtaanee ci kanam tuuti ak jàngat Daouda maa ngi lay nuyu dafa mel ne da ngaa waajal de. maa ngi lay fay soxna si. kuy tukki da ngay waaj. da ngay waaj wallaay. Daouda et le pôle Nord Daouda moom pôle Nord bi du la surprendre xaaral ki am expérience. ban je suis très frileux ban sedd moom ak man waxuñu dara. am nga fulla Daouda c'est un plaisir ñu lay dalal comme lundi bu jot incha allah. le plaisir est partagé. mu ngi noonu ci kanam tuuti Daouda Mine lañ fas yéene àndal ci jàngat bi Chérif ak Cheikh Tidiane Diawo ñoo leen dégtal xibaar yi léegi lay doon. xibaar yi fàtti dañ koy tàmbale fële ca université ca campus ba nag foofu ñu fekk ay ngànnaay doy waar sax ay arme blanche jaasi gourdin loolu tax ba COUD direction ba daal génne ab communiqué daal di naqarlu lu ni mel ni li ab violation le règlement intérieur bi nga xam ne dañ ko lal ci campus bi te duñ ko seetaan benn yoon ci découverte boobu sax dañ ciy teewlu responsable sécurité bu COUD di wuyoo Sakho Ndiaye. ci certain temps dañu constaté que ni violence bi dafa bëri ci université bi ci campus social bi dañ tàmm ne étudiants yi chaque moment saa yu ñu nekkee di am problème ay jaasi la ñuy génnee di xeex seen biir bi nga xamee ne nag ñu ëpp loxo ci la directeur COUD jox ñu ay ndigal nañu dugg ci chambre yi def chambre par chambre jaasi bu ñu fa fekk ñu récupérer ko loolu li ñu def nii li sécurité bi def tey loolu ci ndigalu Maguette Sène le directeur du COUD moo ñu jox ay instructions tey nañu def nañu ranger chambre yëpp chambre par chambre lépp lu fay arme blanche ñu dugg génne ko tey bi ñu xëyee loolu lañ def on a fait tous les pavillons chambre par chambre li nga xam ne fekk nañ ko fa ci ay jaasi récupéré nañ ko mi ngi nii ay gourdin la ay yat ay paaka ay gourdin ay jaasi ay ciseaux ay marteau ay marteau ay barre de fer lu nekk récupéré nañ ko ci nga xam li fi nga xam ne mooy néegu étudiants yi lépp ci wàllu des na nag liggéey bi des na c'est comme ça dañuy continuer pour mën a def zéro arme blanche au niveau du campus social. Député Moustapha Guirassy ak Cheikh Bamba Dièye ñoom nag dañoo démissionné ci commission ad hoc bi nga xamee ni moo war a ceytu lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko li ko waral nag nee nañu assemblée nationale daal ci waaw exécutif lay wéy jaarale ko ci parquet bi te travaux yu mujj yi ñu def ci commission bi loolu la wone dañ koy teewlu moom Moustapha Guirassy ci micro Youssou Baro. commission d'enquête boobu. ndaxte gisuñu suñu bopp te suñ fu toogoon tamit dinañ jalgati loo xam ni moom la ñu yoon mayoon te bu boobaa sax dinañu jël àq ak tooñ ku mel ni Ousmane Sonko ak tooñ tamit askan bi yëpp su dee dëgg la ñu bëgg ak manifestation de la vérité te assemblée nationale jox nañu sañ-sañ boobu dañu war a mën a auditionner Adji Sarr ak keneen ak Sidi Mbaye ak médecin bi ak avocat bi ñëpp ñoo xam ni Sénégalais yëpp se posent des questions par rapport à cela. Ensuite il y a tellement de contradictions relevées même par la gendarmerie ci PV bi yooyu yëpp waroon na mën a tax ñu gën a sérieux mais nga jot convocation ñëw le vendredi terminé wu leen sax réunion vous n'avez même pas eu le temps de recevoir un document ñoom yónnee nañu bëgg nañu def donc l'audition le lundi et refuser catégoriquement. ñu auditionné donc keneen dans le cadre donc de cet examen xam nga ni loolu moom mooy def du fast track mooy atteindre seen cible liquider un député benn chef de l'opposition tout simplement. ci mbir moomu premier vice-président bu assemblée nationale Abdou Mbow sax àdduna ci ab communiqué bu ñu jot ne nañu daal démission yooyu le du arrêté benn yoon processus bi nga xam ne ni ñoom tàmbali nañu ko. Sénégal di waajal ëllëg campagne de vaccination contre Covid-19 ñenn ci collectivité locale yi nag di naqarlu lu ñu leen boolewul ci processus boobule donte ña ngay rafetlu personnel médical bi nga xam ne ni moom la ñu def ci premier rang bi rek ngir ñu ñàkku dañ ci teewlu reportage Maymouna Ndiaye ak Mohamed Dian. bokk nañ ci ñi nga xam ni ñoom ñoo war a njëkk a ñàkku ñoom ñi ñu gën leen a xam ci personnel médical
bu ñu sukkandikoo nag ci ministère bi ñuy dénk wàllu wér-gu-yaram infirmier bi moom nee na noppi na ngir jël dose am bu njëkk. comme fi ñàkk yëpp daan jaar ak fi médicament yëpp daan jaar maanaam garab yëpp fi ñu daan jaar foofu la ñàkk bi jaar ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ŋànk wér-gu-yaram ci àdduna bi homologué ko maanaam ne lii baax na saytu nañ ko nañ ko war a saytoon. dinañ tàmbali waxtaan ak population mais waxtaan ak sunuy moroomi sunuy naataango infirmier ak ñi nga xam ne ñëpp rek ñooy liggéey ci wàllu wér-gu-yaram ngir ñu jël lii def ko seen yëfi bopp ci lan dem yee nit ñi ci ñàkk yi mais aussi yee leen ci ne ñàkk yi de bokk na ci li nga xam ne moom lañ gën a yaakaar ngir mu dimbale ñu pour jàngoro bi jóge fi. secrétaire général bu FGDS moom mi nga xam ni kuréelam boot na liggéeykat yi yëngatu ci collectivité locale yi nee na ni ñu defee mbir yi ci organisation bi jiital ci ñiy fàcc ànd na ci. ñu ngi rafetlu aussi le fait que nee nañu képp kuy liggéey santé ak mag ñi ak ñi nga xam ne seen feebar mayu leen pour que ñu bañ a vacciner ñooñu la ñuy privilégié loolu aussi décision bu baax la. terewul Sidya Ndiaye di ñaawlu li nga xam ni liggéeykat yi yëngu ci wàllum collectivité locale yi boolewuñ leen ci liggéey bi. ñun comprendre nañu opération bu mel ni bu ñu koy lancé au plan national ñu bañ a impliqué syndicat ñu toog ñun tam ñu wax suñu xalaat naka la ñu bëgg affaire yi dox parce que IGP yi ASC yi et cetera suñuy militants lañu wane ne gën a ñaax pour que ñooñu mobiliser ñu dañuy bañ ñu dem ba ci terrain bi problème am fa ñu ne waa nii ak nii ak nii syndicat yi la non. ñun kenn waxuñu ne te dañuy dégg ci rajo rek day démarrer tel jour. talaata bii ñu dëgmal wàllum vaccination bi dinañ ko door ñi nga xam ni ñoo war a njëkk a ñekku nag di liggéeykat yi nekk ci wàllum wér-gu-yaram rawatina nag ñi nga xam ni ñooy liggéey ci CTE yi bu ñu fàttalikoo ñooy toppatoo ñi amee mbas mi. ci wàllub vaccination boobu lee sax jàpp leen ni kii di Abdoulaye Diouf Sarr ministre bi yor wàllub santé moom dina amal dina présider maanaam réunion d'installation comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination Covid-19 loolu nag mi ngi koy amal su 11h jotee fële ca salle de conférence bu ministère de la santé et de l'action sociale lay doon DPV di alerter ci wàllu menace acridienne maanaam ay njéeréer yoo xamee ni ña nga ca wetu Mauritanie ca frontière ba jege loolu vallée du fleuve nee na daal fi mu nekk nii jël nañu seen matuwaay ngir rek fexe ba xeetu njéeréer yooyu daal duñ fi dugg def fi ay yàq-yàq ci toolu ceeb yi dañ ciy teewlu reportage Ndongo Ka ak Modou Diop. ay njéeréer yu daal dee daw dugg ci réew mi moo di la waa direction de la protection des végétaux di njort nag fi mu toll nii ñoom waa DPV di njort nag ni lu nu mel bu dee am ci bët gànnaaru réew mi rek la daal dee mën a amee. waaw menace yi dafay gën a jege parce que am na ay 6 mois ay juróom benn weer ci gannaaw dañ doon wax naan njéeréer yaa ngi Afrique de l'Est maanaam ay Kenya ay Soudan waaye ñi ngi avancé ba léegi ci yàggul dara mooy mot une semaine. signalé na ay njéeréer yoo xam ne ñu ngi woon booru entre frontière Sénégal ak Mauritanie ñoom woon naa wax ne wax dëgg yàlla njéeréer jege nañu lool donc mën nañ xëy yeew rek ñu yegsi. dig-digal bi topp nag vallée du fleuve Sénégal bi moo di barab bi ñuy gën di bàyyi xel loolee waral waa DPV ni seen juróom-ñetti base yi nu am nag ci réew mi yëpp daal dina ni noppi ngir jàmmaarloog gile menace. mën naa wax ne zone nord bi maanaam vallée bi mën naa wax ne ñu ngi koy surveiller moom lañ gën a surveiller. mais teewul nag ñi ngi surveiller réew mi yëpp parce que mën nañu wax ne njéeréer moom comme ni ko tubaab di duwel plein rek dañuy ajji rek te seen aj mi ngi dépendre ci lekk bi donc fu lekk nekk rek gàncax mën nañ fa yegg donc moo tax xëy na dans la vallée nga xam ne Sénégal vraiment moom mi ngi fay def ay jéego yoo xam ne pour ci mbirum ceeb bi ci mbirum tomate ci mbirum oignon laaj na ñu aar ko donc taxawal nañ fa lu ñuy wax ay unité maanaam dafa mel ni militaire rek am nañ fa ay équipe yoo xam ne ñu ngi sur place bés bu nekk di liggéey ak waa Mauritanie pour xam situation bi nan lay demee ak naka lay évoluer ak naka la ñuy réagir. ci pexe yi nu daal dee teg ngir mën a dékku nag lii di njéeréer yi waa DPV ni taxawal nañu nag ab système d'alerte précoce lu yemook fukki ci seeni agent ñu daal di leen di tàggat. donc xoddeeku la balaa nga lakkale formation yi bàyyiwul benn aspect ci la jëm ci prospection. lu weesu njéeréer yi mu am tamit yeneen i xeet yoo xamante ni dañuy faral di yàq mbay mi niki daaw téeméer boo jël ci li ñu daal dee bay fukki beek ñett bi ay janax ñoo ko daal dee caxatee.
Sadio Omar Diène nekk coordonnateur commission nationale croissant lunaire moom imam di ñaan këru diine yëpp ñu jàppale ko ngir rek mission mën a réussir dañ koy teewlu ci micro Alassane Ba. yàgg na ci liggéey na ci lu nekk daj na ci lu nekk la mu samutoon nag ci liggéey bi ñun dañ koy continuer amul dara lu ci changé xëj na moom moo dem waane ñun ñu ngi fi te tamit li mu bëggoon mu nekk looloo nekk te dañ koy continuer ñi ci bokkoon ñëpp ñu ngi ci biir amul benn poste buñ ci dindi kenn amul benn poste buñ ci dindi kenn it ñëpp a ciy des ñu continuer di liggéey yaan rek moo dem ndax liggéey bi seetandoo ko la am xibaar yi wax ko julliti ñëpp féete boor léegi xëy na dañ koy gën a avancer rek gën ko gaawal ndax nit ñi dañ ko yittewoo te jamono technologie yi fi nekk tey maye na ko à la minute même ñëpp xam lu xew ku nekk mën ci jël sa kii mais nag ànd ceeg jubboo ceeg kilifa diine yi yëpp nañ ciy jurboo ndax dinañ balaa ñu koy déclarer tamit dinañu concerter kilifa diine yëpp jox leen xibaar bi ànd ak ñoom it li ñu wax ak li ñu am ñu xam ni ñuy def. tey ñu ngi ci weeru ndeyu koor bi samedi bii passé la amoon benn fan am na juróom-ñetti fan tey kon nag li nga xam ne moo nekk mooy koor gi des na weer peut-être ak ñetti semaine moo des ci koor gi nit ñi ñun dinañ koy annoncer pour nit ñi di ci bàyyi seen xel. Actualité internationale ñu tàmbalee ko ca Niger ak Chérif Dia. noonu la jaaw muy musiba boo xamante am na fa di juróom-ñaari nit yu bokkoon ci commission électorale nationale indépendante ba di CENI bi ñoom nag dañ doon saytu élection yi wante nag seen ab oto moom moo daal di kalaate ci benn ndell ba tax kon ñu ñàkk seen bakkan ci Tillabéri nekk ci bët sowu dëkk ba jege lool sax Mali loolu nag mi ngi am démb bi ñu amal élection présidentielle rawatina ñaari tour yi lu toll ci juróom-ñaari doomu Niger kon ñoom ñoo doon bokk ca kii élection yi di fal seen njiitu réew ñu ànd ceeg Abdoulaye Diop. ñaari nit lañu faat sa Niger ñoom nag ñi ngi bokk ci commission électorale nationale indépendante seen oto nag dafa daw daanu ci benn mine daal di exploser ci région Tillabéri bu ñu sukkandikoo ci gouverneur région bi ñooñu faatu ay président de bureau de vote lañ ak seeni secrétaire jéye jii nag mi ngi tombeek bis bi nga xam ni ci la ñuy amalee ñaari xaaj ci élection présidentielle bu Niger mu nekk diggante Mohamed Bazoum ak ki nga xam ne moo fa nekkoon njiitum réew ma di Mahamat Ousmane mbir mi ma nga xewee ci gox bu ñuy wax zone des 3 frontières mu nekk diggante Niger Mali ak Burkina Faso ginnaaw loolu sax bureau de vote yi nekk ci gox boobu dañ leen a tëj ministre de l'intérieur ba di Alkash Alhada nee na am na ku ñu njortu ni bokk na ci ñi def jéye jooju ba sax moom arrêté nañ ko moom sax nigérien la ñàkk kaaraange gi am ci réew ma taxul ñu dakkal wote gi ci yeneen gox yi lu mat juróom-ñaari million ak lu topp ci ay nigériens nag ñoom ñoo waroon a wote ngir fal ki nga xam ne ngir fal seen njiit ci deuxième tour présidentiel bi bulletin de vote yi sax commencé woon nañ ko ubbi ci ngoon gi waaye résultat yi moom ci kanam lañ koy xam région de Tillabéri nag moom dañ ko placé woon ci état d'urgence depuis 2017 ba léegi ñi nga xam ñoo jiite région boobu sax dañu tere woon lu mat at ñu fay dawal li nga xam ne moom mooy moto ba tax sax ñu tëjoon lépp di marché boo xam ni mën nañ fa jaayee matériel boo nga xam ni terroristes yi dinañ ko jëfandikoo dogal yooyu ñu jël yépp terewul ñu rey fa lu mat téeméeri nit ci cong gi ñu amaloon ci ñaari dëkk yi nekk ci région boobu noonu loolu nag mi ngi amoon ci ndorteelu janvier bii bakkan yooyu ñu faat nag bokk ci xew-xew yu gën a metti ci Niger. jërëjëf Abdoulaye ñu dem ca Algérie foofu nag njiitu réew ma di Abdelmadjid Tebboune moom moo rek daal di kon démb tas gouvernement bi sampaat bu bees yemul foofu ndax rek assemblée nationale bi daal di nañ koy tas ak chambre basse bu parlement ba loolu nag ngir rek waajal yeneen élection yoo xamante ni kon dañ koy anticiper fii ak juróom benn weer wante premier ministre ba di Abdoul Aziz Diarab moom ba léegi rek moom moo fa des ak yeneen i jëwriñ yoo xamante ni kon ñoom ñoo nekkoon ca ministère de souveraineté mu mel ni kon coppite googu ci wàllu gouvernement bi taxu ko am solo dara
ca Centrafrique moom président ba moom moo rek moom it daal di signé ay décret yoo xamante ni kon daal dinay dàq ñu bëri ci ay ministre ak i conseillers jëm rek ca cabinet bu primature ba ak tamit ca présidence de la république ñoom nag ñi ngi bokkoon rek ci ay groupe armé yoo xamante ni kon gën nañ leen ràññee ca coalition des patriotes pour le changement du CPC ñu jeexale ko ak Russie foofu nag jàngoro ji naan grippe aviaire dafa mel ni kon ñu ko daan gis ci fafal naaw yi mujj naa rek wàll ay doomu aadama ñu nemee ko kon nag démb ba tax na kon ñoom waa Russie xamle nañ lu ni mel jébalit xibaar bi ñii di organisation mondiale de la santé ngir ñu xool ne say def ba indi ci ay saafara jaaw fii leen yem ak yéen ci xibaaru bitim réew yi bàyyi leen ngeen wéy ak yéen seen émission info du matin. jërëjëf Chérif Dia Fati lii moo fi gënoon a fës ci xibaar. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw ak Chérif Dia ci